Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. asalaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi nuyu kenn ku nekk fu nga toog di lay ziare di la baal ak gannaaw bay leen baale tey nag comme ni leen ko waxee woon tribune des jeunes tey ñu fas yéene tey waxtaan li nga xam ne moom mooy actualité réew mi tey fu ñu toll muy citoyenneté parce que ku ne citoyenneté tey wax li nga xam ne tey moom la ñu dund waaye man kese du ma si wéet waaye du nuyu ñi nga xam ne may waa Thiaroye sur Mer maa ngi leen nuyu baay di leen ziare waaye du nuyu samay mbokk samay am di jàmm ba Kaolack ñoom ñëpp maa ngi leen di ziare si jamono ji képp koo xam ne yaa ñu topp dañu seetaan rek fekk nañ la fu ma toog di la nuyu di la ziare di la baal ak gannaaw bañ la baale di bàyyi sama invité Mame Cheikh ñu nga nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatullah yaa himmata cheikh ihduri lana bi hada almahdari wal taatifi bi nadratin analu biha watari asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mame Alpha maa ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay fay bu baax di la ziara di ziara mboolem internet yi seetaan Maktoum Prod di nuyu ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk biti réew tey bàyyi xel chaîne bi saa su ne ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yal na yàlla dëgëral seen taxawaay ñi ngi gis commentaire ñi ngi gis encouragement yi yal na yàlla fay leen yiw Mame Alpha borom tribune des jeunes ñu ngi lay ziara bu baax ñu ngi lay fay bu baax a baax comme ni nga ko waxee ça fait l'occasion di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy dooleel parce que ñu ne dooleel jël ndox la gis nañ seen i abonné mooy gën di yokku seen i commentaire mooy ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax même suñu leen tontu sax si commentaire yi dëgg-dëgg suñu xol daal moo ngi bees mais Mame Cheikh tey ñu toll loo xam ne actualité tey ñu ngi koy dund jarul nag ñuy wax ñu xam ne lan mooy actualité bi ay ndaw wàcc di wane seen naqar di wane seen mal kontaan ni ñu koy waxee seen influence si gouvernement bu Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñooy pouvoir bi ak non pouvoir ana tey ban jàngatee nga ñu si defaral tey. waaw jërëjëf Mame Alpha xëy na comme ni nga ko waxee ci wàllu actualité ci réew mi ku ne gis na fi réew mi toll ni nga xamante ni noonu la yëngoo te itam dara waralu ko rek lu dul lu dale ci wàllu actualité ci ni ñu ko waxee ci ki nga xamante ni mooy leader bu Pastef Ousmane Sonko ak li nga xamante ni xëy na ñi ngi wax ci digganteem ak benn as ndaw bu ñu Adji Sarr donc mais je pense que fii fi toll nekkatul problème Ousmane Sonko ak Adji Sarr mais fi mu toll ni problème mu réew mi la parce que itam dafa mel ni nit ñi dañoo taxaw ne maanaam dafa mel dañuy dund ci mbuumuk njaameel donc population bi dañu taxaw à ce que mbuumuk njaameel bu ñu yeewu ci suñu baat mu dagg pourquoi ñu wax loolu mooy xëy na bari na ay dossiers yoo xamante ni jaaroon na fi ñii naan leer na ñii naan leerul ñii naan jaay doole la ñii naan du jaay doole mu dellu ci dossier Karim Wade mu dellu ci dossier Khalifa Sall tey ñu ngi wax ci cadre Ousmane Sonko te bu ñu xoolee ci dossier ki nga xam ne mooy Karim Wade dossier mu jugee bokk ci élection présidentielle bu ñuy xool bu Khalifa Sall la même chose est-ce que kon nekkul ne dossier Sonko bi ñu yëkkati dañ koy yëkkati à ce que mu bañ a bokk ci élection présidentielle yi nga xam ne moo la ñëw 2024 bi problème yi soog a jug nag li ñu déggoon ñu wax bu fekkoon ne dafa yem rek ca lañ doon wax kon jàpp naa ne problème bi du yegg si fii ndax dañu waxoon ne du problème mu état mais problème la boo xamante ni dafa dox rek ci diggante ñaar yoonu politique nekku ci xëy na loolu la ñu waxoon mais gis nañu ne biñ demee ba ci biir yematut ci loolu ñi nga xam ne ñu nekk parti au pouvoir ñenn ñi ngi génn di défendre sax ki nga xam ne mooy Adji Sarr yow ci défendre koo xam ne xamuloo ko am ay avocat yoo xamante ni li ñuy fayeeku ci alal bu lay wóor bu doon Adji Sarr kese mënu koo fay donc ñenn ñi jug di défendre Adji Sarr nga gis sax yenn ci ay musiciens et artistes yoo xamante ni dañu ànd ak parti au pouvoir ñu di leen invité ci ay plateau ñuy jéem a taxal der Ousmane Sonko donc kon yooyu bu fekkoon dafa yem rek ci ñaar mu yem ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr je pense que konoon peut-être problème bi dina neex a régler ndax la cay dëgg nit ñi fexe ba wane ko parce que nit ñi itam réew mi dañu am droit de xam li xew parce que bu fekkee ne dara ñu ngi koy ruumandaat ci am réew xel yi di jaxasoo lii moo xew lii moo xew jaadu na nit ñu itam ñu yee leen mais ci biir yee boobu na fekk ne ñay yeete ay nit lañu yoo xamante ni ñu am xam-xam lañu ni ay nit ñoo xam ne aussi faruñu fii faruñu faa mais dëgg moo leen ñor mais réew mi nag doy na waar loolu waaw ba tey Mame Cheikh kon réew ñu am maanaam ñoom ñoo bëggu ci seen état
parce que tey soo seetlee jàngatee bu ñuy def tey si suñu jotaay bi mooy nekkatul Ousmane Sonko ak Macky Sall mais Macky la ak peuple bi ndax benn confinement ñëw na concerne yeneen régions yi Dakar la concerne ak Thiès ñu gisaane tey emploi yi bëri tey ñu doon liggéey wàññi nañ leen tey si seen liggéey est-ce que li nekkul benn prox ndoll boo xam ne population bi dañ ko doon xaar mu jot effectivement parce que xam nga lu tax parce que itam nit ku ne am nga droit am nga liberté wax sa xalaat am nga liberté itam foo war a taxaw nga taxaw fa moom laa la wax léegi may la ñaar daf fi jaar mu jàll mu ci cadre Khalifa Sall mu ci cadre Karim ñëpp noppi naa kii moom li mu bëgg def dina ko def mais nag ci xasida bi nga xamante ni fan yi maa ngi ci nekkoon di xasida maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum muy xasida bi nga xam ne mi ngi ciy wax ak kilifa diine yi naan leen gharratkum zununakum bi dawlatin sha'nuha rafdu diyaanaati ne yéen seen njortu nax na leen ci état bi nga xamante ni yaakaaroon ngeen ne yéene mooy ñoŋal diine lawal diine ca kanam mais malheureusement mais ci biir xasida boobu donte xasida la boo xam ne bi mu koy bind yàgg na ca fin xasida ba ma ngay wax naan ay yow état bi lii ngay def bul reede lii nga def nii taal safaraw lore bul reede jooy ko ay diiru jamono ndax bés a ngi ñëw nit dina jaamaarloog yow koo xamante ni doo xam kan la te nekkul ku bokkat nekkul tapet te bul xam ne ànd ak moom ñan te kooku nag à tout moment mën na fël xam nga tey Ousmane Sonko carrière politique am bii booy xool par rapport ak bi mu fële ak léegi ak tey dayo bi mu am da nga naan carrière bu gàtt la yàggul ndax mun nañ fay lim ay hommes politiques yu bëri depuis 1960 avant amuñu lii ne l'indépendance ñoom politique amuñu dara mais ma wax la tey le cas de Karim Wade le cas de Khalifa Sall ñoom ñoo fi jiitu Ousmane Sonko lool mais pourquoi seen dossier biñ ko yëkkatee rumeur bi am jug bi jeunesse bi am amuloon mais aussi gis nga maanaam moom dafa ñëw indi rupture mën naa wax loolu ci ñun ñi ñu jàngate moo xam ci wàllu discours moo xam ci yu bare bare yoo xam ne révélé na ko ci yoo xamante ni nekkoon na ci réew mi xëy na comme moom nekkoon na fonction publique bari na yu mu xam yoo xamante ni bi mu ko révélé aussi ay 94 milliards ak yu bare bare yu bëri bëri maam Cheikh balaa ngaa jàll da nga tudd ko am solo muy ki nga xam ne tey ba tey Sénégal daf koy jooy mi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum amoon wax bu am solo xëy na soo koy wax ñeneen ñi duñ ko farataal mooy jot nañu sang réew mi est-ce que nekkul si moment yooyu lañ toll mais bien sûr mais ba mu koy wax du tey te ba mu koy wax nekkul ci moment bu kese la ko parce que ba mu koy wax dafa wax ne fanweeri at a ngi nii ma di ko wax ñu di ko bañ fanweeri at mi ngi nii ma di ko wax ñu di ko bañ xam nga wax la loolu Sénégal nag réew la mu doy waar moo xamante ni dafa bari ay nafiq man dama koy wax dafa Sénégal dafa bari ay nafiq yoo xamante ni ñoo nekk ci réew mi parce que tey su may seetaan débat yi ñu naan na kilifa diine wax ñu koy wax ñoom ci seen bopp da lay wóor dañoo biddanti parce que am na ci ñoo xam ne wax nañu bàyyi fi am ñoo xam ne bind nañu bàyyi fi mais réew mi li tax mu feebar mooy tey da nga gis bu dara xewul bu kilifa diine di wax di alerter di wax ne nangam ak nangam bi ci chef de l'État da ngay gis ay commentaire nit ñi di commentaire wala ay ñoo xam ne ñu ngi bind naan sëriñ si lu ci seen yoon ci politique lu tax ñuy wax lii ci président waaye léegi à ce que tey bu ñu demee ba réew mi yëngu ñu ne ana kilifa diine yi waaye léegi ba ñuy wax lu tax lañ ñu waxoon bàyyiwoo ci xel tey moo tax damay gis lu ci ëpp léeg-léeg ñuy statut benn waxu Serigne Moussa boo xam ne waxoon na ko ci gàmmu gi maa ngi ci gis sax boo xamante ni depuis 2001 la ko defoon pour ñeneen ñi ko statut mais loola est-ce que tey la mais dama ne kilifa diine doo bàyyi ba événement am ngay soog a génne di wax rawatina nga nekk ci réew mu feebar réew moo xam ne ba ngay wax foo wax ñu am fuñ la dëkkal bu jamono ñëwee te am na ci maanaam dafa am koo xam ne ni kàddoom bu jibee jamono dina ko dëggal wala martabaam dëggal ko loolu mënul ñàkk maam Cheikh mi nga wax nag dafa bind lu bëree xoolal bi mu wax naan tey xam nga ne diine tumuranke la si lu wér ñaata jàkkaat tëju bëri na te kenn xamul mais amoon nañ ay nit yoo xamante ñu si suñ biir suñu waxoon xëy na suñ fi nekkoon tey ñu mën a cité tey ku mel ni sëñ Abdou Aziz Dabakh man je ne suis pas d'accord xam nga dañ naan mën nañu cité maam Abdou Aziz Dabakh ba ñu ngi wax sa Sidi Lamine mais biñ fi nekk lañ doon wax ñi ci bari dañ leen doon sànni xeer mais dañ leen sànni xeer tey mais kon tey buñ leen jooy si xam nga tax mais buñ leen jooy parce que bari na ku leen jooy nafiq nga parce que ba ñuy wax yaa ngi fi woon te jëfewoo lañ doon wax da nga doon bokk sax ci ñu leen doon contre buñ fi nekkoon lañ waxoon démb mën nañ ko buñ nañ ko teg et pourtant ñi ngi teg kàddoom mais kàddoom nga ñuy teg est-ce que mi ngi jariñ tey peuple bi moo mais yonent bi tey dama lay jox pour wax leen peuple bi moo feebar tey exemple nii jeunesse bi jógee ci li ñuy laal Sonko pourtant yàgg nañu laal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que jug nañ def
def manifestation bi. non ñenn benn ñoo koy def. te buñ ko def fee place de l'Obélisque. dafay néew par rapport ak tey jii nga xamante ni foo dem yaa ngi dégg. manifestation yi mu nga fay mais kon nit ñi politique moo leen gënal diine. wala lan la. donc foofu yëpp dafa bari yoo xamante ni man lii li ma ciy jàngat dafa bari. tey nit ñi génnee manifestation yi ñu def yëpp. yàgg nañoo laal diine. yàgg nañoo laal yonent bi. te kenn yënguwul. donte nag lii nii mbir la ci biir mbir yi. waaw ba tey maam Cheikh ñu gën a avancé si waxtaan bi. tey ñu mun fee am ay lim tey ay nit yoo xam ne tey suñu jógaatoon tey est-ce que tey duñu rus ku mel ni tey Cheikh Anta Diop. ku mel ni ñeneen ak ñeneen tey nga xam ne ay xéeru lañu woon ci Sénégal xeex indépendance Sénégal. ku mel ni Léopold Sédar Senghor. ku mel ni ñun Blaise Diagne. ku mel ni ñun Lamine Koura Gueye. est-ce que tey suñu jógaatoon gis Sénégal lu mel ni est-ce que tey du seen gàcce. waaw xam naa mën na nekk seen gàcce xëy na man sax ñooñu ngay tudd. man miinu ma leen. comme ni ngay tudd. dëgg la nag mooy comme ñi nga wax ay. ñu si ànd Diop tey ku dem université gis lu fa xew. waaw dëgg la université c'est le temple du savoir. man sama magi réew. maanaam ci cadre diine. man ñoom laa gën a jàng par rapport ak ñoom. comprendre nga xam nga li may wax peut-être mbokk yi may seetaan dinañ comprendre li may wax. xam nga tey Sénégal. université ñi nga tudd tey boo demee Cheikh Anta Diop ñu ngi ko tudd université. tey boo demee manifestation yi fay am. tey mu nekkoon doomu réew moo xamante ni réew mi ñoroon na ko. am taxawaay tey bu ñu tuddee ko université. tey nga gis tey man université boobu ngay tudd naa ci taxaw. bi ma dee Cheikh ba nii ma toll nii. lacrymogène musut maa xeeñ lu dul benn bés. lacrymogène nii comme ma yem ci manifestation nii. jour maa am un jour may dem université. pour def ay photocopie yu ma doon def. fekk manifestation boo xam ne fekk ma fa. jour boobu samay rongoñ génn na tel nit dóoru ma. ndax xeetu lacrymogène yoo xamante ni. pour wax la ne ay du yem ci bopp borom. moo tax man manifestation yi dafa am lu bare bari loo xamante ni daf koy def. doo comprendre mais pour wax la ne am na ci ñoo xam ne bu ñu delluwaatoon ci réew mi. du ma cité sax ñooñu mais magi démb yi. ñi fi newoon xeex ba Sénégal lekk li mu doon. parce que tey yow ñooñu nga cité wax ne ba ñu xeex ba indépendance am. mais nañu wax parce que ñooñu am na luñ ci joué. mais kenn rawu ci Serigne Cheikh Gaïndé Fatma Mbacké. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ñaar ñooñu rek laay cité. ma cité aussi Cheikh Hadji Ibrahima Niass Baye. ak ñeneen ñoo xamante ne ay nitu diine xanaa xamoon ne ñooñu li ñuy joué ci indépendance du Sénégal. ñi nga cité joué wuñ ko ci. ñi nga cité joué wuñ ko ci. mais ñun bu ñuy cité wàllu indépendance Sénégal wàllu Sénégal fi mu toll ñi nga xamante ni ay nasaraan rek la ñu jàng la ñuy cité donte am nañu seen taxawaay. mais ñee la ñu taxaw. ñoom benn yemuñ ci indépendance dañu fexe ba nit ki war a am liberté moom. ci dundee diineem. dundee pas-pasam dundee xaqiiqam. donc ñoom loolu moo nekkoon seen rôle. mais malheureusement Senghor la ñuy jàngale ci université yi. ci école yi. mais est-ce que tey di nga gis benn programme boo xamante ni ñu ngi ciy jàngale Serigne Babacar ñu ngi ciy jàngale Serigne Fallilou Mbacké ñu ngi fiy jàngale ñooñu. mais doo ko gis. gisaguñ ko kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu seetaan jamono ji si biir Maktoum Prod ñu ngi si biir Maktoum Prod TV ba léegi sëñ Cheikh ñu continuer waxtaan bi ba léegi parce que tey comme ni nga waxee tey soo demee tey su côté diine mën nga lim ay xéro yu mag ku mel ni Gaïndé Fatma mu ngi cité ku mel ni sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy mais nouvelle génération bi tey ku mel ni sëñ Moustapha Sy mais suñu waajooyu tey nga xam ne ba léegi ñu ngi koy jooy noppeeguñ ñu Cheikh Mouhidine Alpha Samba ba mu demee ne soo ko xam valeuram tey soo demee tey su côté politique tey ku mel ni Cheikh Anta Lamine Gueye ku mel ni ñeneen ak ñeneen kon est-ce que tey jotul tey institution yi nga xam ne tey ñoo fi nekk tey mu cité ku mel ni tey Moustapha Niass ki nga xam ne tey pouvoir bu nekk ànd ak moom ku mel ni Idrissa Seck ku mel ni ñun ñu ngi tuddee est-ce que tey jotul tey ñu ne Macky dellul gannaaw si lu mu bëgg a jël. mais ñooñu nga fi cité ñëpp du ñu ay référence. ñaar ñi nga cité minute man miinu ma ko. xaw ma mais ñaar ñi nga cité laa du ñu ay référence. muy Moustapha Niass. muy Idrissa Seck. bu dee cadre bi minute du ma sori ci moom parce que miinu ma ko. xaw ma ko itam. mais ñoom ñoo doon taxaw démb di kaas buntu assemblée nationale di kaas lii am. ñaar ñee dinaa ñëw ci lu tax ma ne duñ ay référence. parce que dama gis. xam nga nit moom booy wax. waxal li nga xam. ak li nga gis. Moustapha Niass. tey ñii ñuy tere ñu manifester. Moustapha Niass ñëpp gis nañu manifestation bi fi amoon. doju xeer la yor. ñun ñëpp gis nañ ko. xeer la yor. di yow imaginer yow tey léegi yow miy tere manifester. yow yaa ngi doon manifester ba tey image yëpp ñëpp gis ko nga yor sa xeer. ànd nga ak Senghor ànd nga ak Abdou Diouf. ànd nga ak Abdoulaye Wade. tey Macky Sall yow la jël def la nga nekk assemblée. président assemblée nationale ku ñuy toroxal rek
yow yaa koy jiite. bi ñuy lever immunité parlement bu Khalifa Sall kan moo fa newoon. moom moo fa nekkoon bu Sonko bi kan moo fa nekkoon. mu nekk mag moo xamante ni dafa mel ni koo xam ne dañ koy dafa amatul ay bët dañ koy ommat fa la neex ngay jaar. mais lu mel noonu dem ba yow ay xuloo di am ci biir assemblée sam am maa ngi am boo xam maa ngi ko dégg muy wax xaw ma kan naan ko maag du maag yow maag sa bàyyi la woon. xeexoo bi am ci biir assemblée nationale. tey nga doon mag moo xam ne ñi fa toog ñëpp. mën naa wax ne yaa leen mag. tey ku mel ni Idrissa Seck ñëpp xam nañ ne tey bu ñu demee tey ba bu ñu waxee nitu Thiès ñu naan nitu ñaari kàddu la. parce que moom au début dañu miinoon ci moom benn langage caractère bu daan wax macha allah. boole kook ayatul quran yi te xam nga Sénégal dama yàlla baal dafa bari koo xam ne boo waxee aaya rek nit ñi daanu pour ñoom héros la pour ñoom yegg na te fekk na yegg paasewul sax Pikine gi donc kon du référence parce que dafa bari kàdduy démbam ak jëfi tayam dafa wuute te dama xamatul Serigne Fallilou Mbacké wala Serigne Abdoul Ahad kan moo ci doon wax ne nit boo nettee kàddu yi jëf kàddu yi Sëñ Abdou Lahad Mbacké moo doon wax kàddu yi démbam mu méngoo ak jëfi tayam rek jàppal Sëñ Abdou Lahad Mbacké yaa ngi dégg mais tey yaa ngi seetaan maa ngi seetaan benn vidéo boo xam dugaloon naa ko sax jamono ci Maktoum Prod à ce que kii nu mu tudd Idi mi ngi wax naan ni ma Macky Sall doon def ak ni ma Abdoulaye doon def yëpp Macky Sall la parce que ma dem ne quoi Idi mi ngi war préparé lii mi ngi préparé la li ma dal yëpp mooma waaye tey yow nga nekk kii la dal yëpp mooma élection yi nga ñëwee ñu gisoon la nga doon wax yëpp tey nga wëlbati ko dem ànd ak moom ndax kon kooku référence nga non du référence kon ñaar ñooñu nga tudd man du ñu ay référence yoo xamante ni mën nañoo wax tey ba tax Sénégal dal wala Sénégal nekk fa mu war a nekk mënul nekk waaw ba tey rek di leen fàttali mbokk ñi xam ne yéen itam Mame Cheikh mu mel ni waxtaan bi neex na tey ñu toog actualité boo xam ne dañu koy dund mais dem est-ce que jotul ndaw ñi tamit xool maanaam li nga xam ne tamit lu ñuy yàq tey suñu bien parce que tey taabal bi nekk si mbedd bi mu wóor na maire bi jaay fon na moo ko moom si koñ bi daf taabalam pour lan teg si ay bagages wala ban boo xam ne toog si ngir dundal ay njabootam bu jëkk du ko taal wala loo xam ne tey par exemple société yi nga xam ne France ñoo fi nekk gisoo benn doomu France dafa liggéey ñun ay Sénégalais ñoo fay liggéey est-ce que kon tamit jotul ñu modéré tamit suñu température si yenn infrastructure ñu du ko yàq parce que ñun ay Sénégalais ñoo fay liggéey dëgg la du yem sax ci taabal yi comme ni nga ko wax parce que taabal yi ci mbedd yi vraiment yaa gis koo xamante ni dafay taaba ba laaj ko man mi je me rappelle monument grave bi nga xamante ni tey nu mu tudd manifestation yi bari na fa man nu mu tudd jeudi dama demoon Njaarnde maa ngi ñëw maa ngi dugg dak Kër Massar 20h30 maa ngi yegg sama kër 23h30 parce que amuloo foo jaar taal nañ ko jour boobu xaw moon sax li xew parce que ba maa ngi woon ci dëkk Seydi Hadji Malick macha allah di Njaarnde mais bi ma dugg see Dakar man environnement bi ma doon dund foofu bi mooy Njaarnde ak bi ma duggee Dakar dafa mel ni ci ñaari réew laa nekk mais bi may ñëw nga gis xeer yi ci digg tali bi taabal yi ñu taal yow di lay wóor ne ki borom taabal bi ci monument bi man li tax ma cité ko sax mooy man am na jamono daaj naa taabal teg ko foofu di jaay mais tey imaginer mu nekkoon man ma xëy sama taabal wala ñëw teg samay bisaab di jaay wala teg samay madd di jaay wala teg sama gerte wala teg sama leneen di jaay ñëw fekk ñu taal ko su boobaa nan laay def xam nga loolu aussi war nañ ko bàyyi xel li ci topp mooy comme li ñu tudd léegi ci Auchan yi bu fekkee dañu jël Auchan yëpp taal leen donc léegi ñi nga xamante ni ñoo fay liggéey ñu ci wet ay pères de famille lañ ñu nekk tey ñu xëy ñu dem chômage xam nga loolu tamit ba si station yëpp yaa ngi dégg loolu daal kii donc kon foofu mais yooyu yëpp kenn ko mën a arrêté parce que itam réew boo ko jiitee muy tàkk te réew ma ñor la fayal coow la xam nga lii bu président Macky Sall li nit ñi bëgg bu ko defoon kon tey fii ñu toll nii di wax xam nga ñun fii ñu toll di wax manifestation li nga am mais bu ko neexoon tey lépp xëy jeex mais Mame Cheikh nga foog ne su ko président deful est-ce que jotul armée bi def ko ñoom jël seen matukaay comme je rappelle parce que maa ngi dégg si benn démb maa ngi doon waxtaan Cheikh Mouhidine ne ci 1968 ba grève bu métti bi amee diggante étudiants yi Jean Alfred Diallo moom moo jiroon armée bu Sénégal bañ ko joxee ordre ne ko tiiral say doomu réew moom dafa refusé taxaw ne moom du rey ay doomu réewam est-ce que tamit jotul armée bi su boobam jël ay matukaayam jege population waxtaan ñu arte li nga xam ne moo fi jot a am sans ordre ñu déglu ndigal waaw mais sans ordre ñu déglu ndigal même ndigalu ko ngay déglu xam nga man xëy na du ma dugg ci domaine boobu ba mu jeex parce que toujours rek man danaa joxe sama analyse mais li ko maîtriser du ma ci bëgg a dugg xuus ba mu jeex mais tey ki nga xamante ne tey moo war a dalal réew mi ana président saa bu ñu yëgee ni réew ma dina yëngu Macky dem na
ma nga France. waaye bu fekkee ne man Sénégal moo ma ñor moom laa jiite. bu réew mi tàkk sax daf maa war a fekk fii ci biir réew mi. bu ñëpp di dund ma dundandoo ak ñoom. bu ñëpp di dee ma deeyandoo ak ñoom. mais nekk ci réew moo xamante ni yow fu réew mu commencé yëngu. yow lalli nga. dem France. yow kon est-ce que sam réew ñor na est-ce que kon yow du France moo la ñor. donc kon lii dama déggoon Ousmane Sonko wax bu am solo. mu ne kilifa diine yi ngeen baal ma li tax ñëwuma ci yéen mooy. dafa am dossier yu fi jaaroon te da ngeen caa ñaan ba sonn te kenn mayut leen. te bëgguma ñu xotti seen xorma. may ñëw ci yéen naan leen wax leen ci kii. ngeen wax te du respecté seen kàddu. te su boobaa loolu xotti seen xorma la. te man ñaanuma yàlla seen xorma di xotti ko ci man. te effectivement moo tax buñ ne kilifa diine nañu wax. am ñoo xam bi ñuy wax du tey. mais benn bu fekkee ne ka ngay wax ak du la dégg. lu ciy pexe. dara mooy loolu kon su ko defee ba léegi ñu ngi si biir émission bi si Maktoum Prod TV au passage tamit di jaale ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan si mbir mi lekku seen coobare mais xëy na ay héros lañ ngir défendre seen réew mais tamit di nuyu au passage sëñ Habib Sy bu sëñ Dabakh ñi nga xam ne kon sigil na képp kuy doomu soxna ko interview bi man ba guddi ma nga déglu ko rek au passage tamit Khalifa Léona Niassène bëgg na dugg si woote mais mënu dugg mais sëñ Habib yóbbaale na képp kuy doomu soxna ko rek mu def ko avec plaisir def ko avec bëgg réewam loolu tamit ban jàngat nga si am maam Cheikh. waaw jàngat bu am solo. parce que itam déglu nañu kàddoom. mu def benn appel. wax ne li muy wax nag. man rek la engagé. parce que loolu message la boo xamante ni. xam ci réew mi muy dund ak contexte bi muy dund. wax moo tax mu ne li muy wax ça n'engage que moi. parce que xam na nit parce que baat boobu rek. baat la bu jar a jàng parce que li mu wax xam na ko. lancer message. ci njiitu réew mi. xamal ko ne ko bu fekkoon ne. lii ñu gis tey. xamoon nañ ne dina ñëw. kon duñ la fal. te effectivement tey ñu bari. ñu voté loon président. tey boo leen ne Macky Sall dañ naan la dafay xotti suñu yaakaar. yaakaar bi ñu amoon yaakaar bu tas parce que dañuy jàpp ne mu jàngee ci école privée Sénégal ci école publique yi. jàngee université Cheikh Anta Diop. man dund ak ñun Sénégal kon. man li ma xam ci ay nit ñoo xamante ni moom la ñu voté loon. te tey koo ci wax ak muy la bàyyi ma. boo ko defee man sànq rek maa ngi tooy sama grand frère. yaa ngi koy dégg léegi nii. ma naan ko Babacar mu ne ma ne ko yéen ñi voté loon président yëpp dañu laa war a jàpp. bu ko defee wax léegi ne moom li mu wax dafa am solo moom Serigne Habib. parce que lancé na message. ci ndaw ñi. lancé na message ci kilifa yi. lancé na message ci président xamal aussi ne. fii réew mi toll moom rek moo ko ci moom moo mën a génne. contexte bi nga xamante ni fii la réew mi toll. mu nekk lu doy waar. kon su ko defee maam Cheikh daanaka lu xëy lu duuf yëpp si nag bi xëy si cin bi. kon dañuy jox maam Cheikh am yëgul bu am importance bi ñuy jox population Sénégal mais rawatina ndaw ñi mais rawatina suñu chef d'état yi parce que suñu chef d'état du Macky Sall doon moo composé déedéet am na ay gouverneur am na ay préfet am ay sous-préfet am ay commandant am ay major am ay lépp si biir gouvernement Sénégal kon ban yóbbal nga leen di jox. waaw xëy na sama li may njëkk wax mooy avocat yi. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni. alqudaatu salaata. isnaani fi naar waaxidun fi janna. dafa waxoon ne attekat yi muy avocat ñi atte boobu. attekat yi. nee na ñett lañu. ñaar ñi safara lañ jëm. kenn ki aljanna la jëm. li tax moo tudd aussi avocat. mooy layal client. benn moom bu waxee ba noppi mën na convaincre juge wala mu ñàkk convaincre juge. ci biir juge yi tamit am na ci ñoo xamante ne dinañ xam dëgg te duñu àtte dëgg. tax yéen ci wax ne. buñ dee ñett. ñaar ñi safara lañ jëm. kenn ki aljanna la jëm. des fois dooy gis dara am ñu ne ñi yor dossier bi ñu dem ba ci biir am ko démissionné. parce que xam na ne fa dossier booba jëm. moom ngorom mayut ko. te bu ca nekkee dina am daan. day mujj rocceeku. kon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu waxee ne àttekat yi ñett lañ te ñaar ñi safara lañ jëm. jar nañoo bàyyi xel. am na koo xam ne buy àtte dina xam ne lii dëgg la mu àtte dëgg. kooku aljanna la jëm. am na koo xamante ni dina xam dëgg ba noppi du àtte dëgg. am na koo xam ne du xam dëgg ba pare jox nit ki nga xamante ni am na dëgg. te donc yi laxasu ci biir dafay bari. ma di leen wax ne. dund gi. bu dee àdduna lañ nekk itam yemul àdduna. àdduna nag mën nga fay nekk ci sa biir kër mu neex lool nga say soxna wër la sa njaboot wër la. mu neex lool ngay lekk sa lu neex mu neex lool. waaye yemut fii. bés nga ñëw bés ngi ci bis yi.
nit dina taxaw matt baaraamam. ni ay su ma yëgoon. ñooy su ma yëgoon naaw na ma ngay dem. dooy dégg fii léeg-léeg ñuy la diw dem na vaar. tey ñu ngi ñaawlu li xew ci cadre Sen TV ak ci cadre Walf. ndax gis dañ seen signal yi nga xam ne coupé woon nañ ko keroog barki dem. donc loolu ñun ñu ngi koy ñaawlu parce que li tax ñu koy ñaawlu mooy ki nga xam ne moo jiite réew mi. am na yu fi xewoon ci jamono. amoon na ay plateau yoo xamante ni moom. demoon na Walfadjri. tey bu fekkoon ne tey jii amuloon tey possibilité wu toog Walf. est-ce que kon tey yii yëpp dina am. donc bu fekkee ne am réew nag ñi ci nekk dañoo dem ba nga xamante ni du ñu wax. wala lu xew bu ñu ko waree ñu condamné leen. yóbbu ñu bare bari dootuñ mën liggéey. donc loolu dafa am lu muy jur. kon nag ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax. dafa am benn bindkat dafa waxoon ni. iza shaabu yawman arada alxayaat. fala budda an yastajiba alqadar. mu ne ab peuple bu ñu bëggee dund benn bés. foog ñu nangu dogal. parce que mu ne nag yemul ci nangu dogal gi de. mu ne ndax dafa mel ni ci guddi la ñu nekk. waaye nooy gën di demee muy gën di leer. mu itam dafa mel ni dañu jéngoon. waaye buumu njaameel ko ñi jéngoon. des na tuuti léegi buumu njaam nga dëñ. donc yooyu yëpp dajee ci nag. ñi ngi wax ñëpp. ñu gën a bàyyiwaat xel. jàmm la ñu bëgg. waaye jàmm dañ koy wotal. jàmm la ñu bëgg. waaye jàmm dañ koy wotal. imaginez le policier bu jël lacrymogène. visé benn nit dóor ko ko. wala gendarme bu jël benn lacrymogène visé nit dóor ko ko. ngal la waay kooku na bàyyi xel ne am na ku mu bàyyi këram. na bàyyi xel ne kii tamit xam nga. bari na marche yu am ba tàkk-tàkk am ci. wallaay buñ ko encadré woon loolu mën na caa bañ a am. parce que gis nga yii xew nit ñi ciy loolu seen famille aussi ñoo ciy mujj kii. xoolal tey ñaata la ñu commencé tudd ci ñi nga xam ne faatu nañ ci lu mel nii. xam nga loolu aussi. dafa metti te daal lii daal appel bu fekkee dina ko dégg bu dee ay noppam tëxul. moom yiite réew mi bu dee ay noppam tëxul. bu dee ne aussi ne moom Sénégal la ko ñor. problème bii xam na fan lay jaar ba solutionné ko. bu fekkee Sénégal la ko ñor aussi. jeunesse su réew ñëpp ñu ngi koy woo à ce que lépp luy xew ci réew mi nag toog ci biir réew mi. parce que réew bu fekkee dañu ko dénk ñu ne yow yaay njiitu réew mi te luy xew ñëpp toog ci biir réew mi yow buñ ne suba dina tàkk. nga jël avion dem. kooku xel dina teey ci yow. est-ce que sam réew ñor na. donc loolu moom laa bëggoon a wax. ñu gën a delluwaat xel ci yàlla sunu borom. xam ne li ñuy tuddee vaar. tey danañ tuddee ne vaar. te yàlla sunu borom vaaram moo gën a garaaw. xam nga alpha. mën na am man maam Cheikh mii maa ngi def loo xamante nii bëgguma nit xam ko. te lu ñaaw la. wax yaadu billah. mën na am keneen mi ngi def loo xamante nii lu ñaaw la bëgg nit xam ko. yàlla na ko ci yàlla mosal. mais bu ko nit ñi xamul tey itam bés a ngi ci bés yàlla yóbbu la vaar yow ma tub la saraa'iru. fa maa lahu min quwwatin wala nasir. bés a ngi ñëw bu la yàlla yóbboo vaar. te vaaru yàlla gën a garaaw fuuf vaaru duniyaa. ndax àdduna mën nañ laa yóbbu vaar dañ lay fàttali sa kàddu ji rek mais garaaw. yàlla nag moom ñëpp mën nañ laa jugé yow mii kat ku baax nga ñu ngi foog ne sax am nga laissé passer aljanna. bu sa vaar ñëwee bu la yàlla jugé bul xam fan la la jëmee. kon nañu bàyyi xel ni. adduna ci adduna la ñu nekk. fin match bi nag mooy yowmal qiyaam. lu jar a suuraale la. fii mën na nekk mën ngaa gagné mën nga am match nul waaye fee nag sa digganteeg sa borom rek la. du am arbitre. lu dul say jëf. yàlla day taxaw ñu teg balance fii teg balance fii. yàlla nekk arbitre la. suba nag. kon jërëjëf maam Cheikh kontaan nañ si leeral yi ak si kii ba léegi di leen fay yooyu si émission Tribune des Jeunes tey ñu dalaloon maam Cheikh si disponibilité si lépp bu ñu ko soxlaa mu ñëw toogal ñun fii di partage ak ñun tey ñu doon waxtaane li nga xam ne mooy actualité réew mi mais tamit ba léegi di jaalewaat ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan di ñaan chef de l'état na taxaw dellu gën a mais néew ñu ko sama démissionné mais na taxaw génn wax ak askan bi ndax moment bii leen soxla waxam ndax tey moom mooy kilifa gi këram jaxasoo na këram lëj na kon na génn bu mu am kersa bu mu rus bu mu am complexe na taxaw ak population ne kat maa ngi baal ak ñëpp na lépp jeex ñëpp mën a reprendre seen liggéey ndax am na ñoo xam ne depuis 3 jours ba liggéey ñu xëyuñu kon dëgg-dëgg loolu dafay metti kon chef de l'État ñu ngi lay woo nga dellu gannaaw yow ak sa gouvernement ba léegi tamit di tàggatoo bu baax a baax
di nuyu waa Thiaroye sur Mer di nuyu waa sama ñaari cheikh yooyu di Adama ak Awa di leen ziar baax a baax di nuyu waa Kaolack lu wër Kaolack yëpp Kaolack bi nga xam ne foofu laa dëkk au passage nuyu sama yaay samay mag ñoom ñëpp ma leen ziar baax baax ak suñu mbokk yi nga xam ne jamono ji ñooñu séance bi Maktoum Prod TV di leen fàttali ba léegi kër gaa ngi képp koo xam ne bëgg nga ñëw parage ak ñun mën nga jël numéro bii bu ma lay jox nga wootee si même 77 343 84 65 77 343 84 65 kon du leen jox rendez-vous ba beneen dimanche mooy mooy itam ma nuyu waa Saloum da ngaa nuyu waa Kaolack donte Kaolack moom buñ tuddee Saloum nag xel yi dem ci Kaolack mais Saloum dëgg-dëgg da ngay dugg ci biir donc man maa ngi nuyu waa Nganda xam nga Nganda non dama koy dégg rek yaa ngi dëkk Kaolack te xamoo Nganda non si buntu bi laa yow waaw pour wax la nekkoon Kaolack ci buntu bi la man nag Nganda da ngay ñëw ba Kaolack nga romb ko dem Kaffrine moom xam nga ko xam nga Kaffrine xam naa Kaffrine bu baax boo yee ba Kaffrine nag da ngay jël sa droite léegi moom nekkatul rang-rang daw 37 kilomètres ci biir yegg biir Nganda kon nag maa ngi ziar waa Nganda di ziar waa Jokkul suuf waa Jokkul kaw waa Kilimaan waa Amdalaay waa Danku waa Lonkaan waa Mbëllëm ziar naa ñëpp daal waa Talla ñu wax tamit ziar naa leen bu baax a baax Mame Alpha waaw su ko defee damay fàtte tamit di ziar ki nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Khadir ibnu Cheikh Alpha Hamma ki nga xam ne moo fi wutu Cheikh Mouhidine Alpha Sama Korog ñi nga xam ne moo nekkoon anniversaire ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla na yéen bu woyof mission bi nga xam ne moo la fi maamam bàyyi woon yàlla may ko mu mottali ko ak waajuram boobu di Cheikh Alpha Hamma ak magam ju baax ji di Cheikh Mouhidine Alpha Sama kon sëñ bi ñu ngi lay wax dundal loo dund doy wa ma àlallaahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullah pharmacie Al Maktoum li kulli daa in dawa jàngoro bu ne am na saafara tax pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi yow mi amee ndoxu siti sa yaram di tàng sa kawar di ruus say tànk di xar gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum hémorroïde nga amee interne wala externe sa biir di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine maanaam gémmiñ gu am xeet ba ci faiblesse sexuelle maanaam góor gi néew kàttan yow mi amee diabète bul ko waaj gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ba nekk ca Grand Yoff fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak biti réew cat moo la sonal ubbeeku nga bëgg ba ci bayre istixaara gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi bu ngeen jokkoowee ak pharmacie Al Maktoum xeetu jàngoro bu ngeen mën a am ba ci listixaara bay rek ubbeeku génne cat ci sa yaram woote leen gaaw ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum nuurun ala nuur